local yi ñu jëm man ku ma xam xamee ma Serigne Mboup moom laa doon àndal ba tey fi ma doon wax ak yéen nii yàlla dogal nag sama xarit di Abdoulaye Bari taaw man la ko tuddee mu wax ak Sidi Gueye Sidi di sama grand moom it lu bëri ñu seq bu nekkee tribunal ñu topp ma di wax rek te olof yi dañ ne li nga rus ak li nga ragal ñooyam bañ ma waxee tamit ba ma defee analyse ba si digg tamit xam naa li ñu wax mooy dëgg ndax nit léeg-léeg nga mar naan jaar si yoon naaj bi tàng jër nga seen ñurux yaakaar ne ndox la nga dem ba jege ko di kay du ndox ndeke ñoom liñ ma doon wan mooy ndox dëgg kon maa ngi def déclaration tey pour képp ku ma xam si politique ak ñi may àndal yëpp ñu xam ne bis ni ki tey ñu ngi ànd ak le DG Pape Demba Bitèye pour soutenir candidature am pour le président du conseil départemental de Kaolack au soir du 23 janvier 2022 mu am victoire bu rëy si département bi yëpp te su ma ko waxee si département bi nag man yemuma Kaolack rek ndax dama yëngutu si association yoo xam ne nii dama nekk si département bi lu commencé Latmingué commencé Yorodu commencé Dagg Yundum commencé Kër Ali Bassine ba ngay dugg si ba ngay ñëwaat si kaw tali bi Kër Demba Diaw fépp am naa fa ay représentant ndax damay yëngu si benn filière bu ñu waan ARAF muy association pour l'amélioration de la filière équine ñun si loolu la ñuy yëngu te dëkk bi yëpp nag ci département bi am naa fa ay représentant te déjà présent na leen activé pour ku si nekk ñu commencé sensibiliser dox si loolu pour que au soir du 23 le président Pape Demba Bitèye mun a gagné département bi yëpp léegi nag ku wax Pape Demba Bitèye tamit di nga wax Mun Njaay Rahma parce que ku fóotal mbëtt roccil bar loolu la war fi wax kon su ma liggéeyee si lee rek maa ngi sa leen maa ngi si lee kon pour muy leer tey bis ni ki tey jógee naa si président Serigne Mboup dem naa si Pape Demba Bitèye na ko Sénégal yëpp seede jërë ngeen jëf. di wax ne mbir mi li ko indi bokk na ci man yàgg na ma wax ak Cheikh Diallo ne ko Cheikh man de bëggoon naa nga booleem ak Bitèye parce que xool naa environnement politique bi mais moom ku mat a jàppale la dajante nag sama xale yi di samay doom muy Idrissa Ablaye Bari ak Alsane Ndiaye ak sama nijaay Aziz Babou ñu waxtaan ci ñoom ñu def délégation dem fekk Bitèye fële ci siège am waxtaan ak moom biñ ma ko waxee jox ma Bitèye ma wax ak moom ma ne ko ñooñu de samay doom lañ samay xarit lañ parce que bu ma ñëwee Kaolack ñoom laay nekkal kon ñoom lu ñu dugg dinaa leen ca fekk jàppale leen ca ndax duñ ma gën a gore bi ma nekkee ci PDS ñoom ñoo ma doon jàppale bu ñu xëyee ñooy nekk ba jant so tëdd moo ñuy tàggale kon lu ñu nekk dinaa ca nekk looloo tax ma xëy tey ci suba jóge Dakar ñëw fekke si ndaje mi fekkoon na sax nag ma bëgg a ñëw Kaolack mais loolu mooy sababu sama ñëw Kaolack tey kon ngeen xam ne su ngeen demee ngeen wax monsieur Bitèye ne ko jël nañ engagement jàppale ko pour li muy wut yàlla jox ko ndax yàlla nag mooy fal yàlla na ko fal ñii fi nekkit suñuy dëkkandoo lañ ñoom ñëpp dañ ma daan jàppale bi ma nee PDS ñu wax leen ko ñoom it ñu ànd ñëw fekk si ndaje mi lii nag première rek la xam ngeen ne politique locale du dajale lii bu nu fi jógee à partir d'aujourd'hui bis naka tey dañuy jóg di dugg ci kër yi di def porte à porte loolu mooy local ku ñu dem wax ak yow wan la photo bi ne la kii la ñu jàppale te am nañ yaakaar ne kii bu yoree département bi lim ci man candidat yi ci des kenn mënu ko ci moo tax ñu koy jàppale di leen woo pour ngeen jàppale ko. parce que engagement bi ngeen jëloon keroog yàlla dogal na peut-être que ne ni ko Cheikh doxe woon xëy na yàlla dogal mu mujjee ci samay loxo ma dox ko la ma leen waxoon it defe naa ne gis ngeen ko
parce que bi ngeen ñëwee jaar ci ay buntu jaar may leen dem leen waxtu sàngam heure boobu bu ngeen ñëwee yàlla dina dogal di ngeen gisante ak Pape ñu toog waxtaanee ko tey ji bu fekkente ne bi loolu eggale nañ ko man du ma def lu wax alhamdulilahi rabbi alamin rax ci dolli nag gumbala mii nga xamante ne bii man dama nekkoon ak Salif Ba parmi les premiers mu nekk ak ñun ñu nekk au niveau du PDS yaa ngi dégg liggéey mu ma xam aussi mooy kan xam lan la fa liggéey xam lan la liggéey ci PDS xam lan la liggéey aussi ci Kaolack kon vraiment di leen di ñaan yàlla di ko ñaanal nag suñu mag la yàlla may ko wér ak gudd fan te seedeel daal mbooloo mi ne leen am nañ mbég ñun teewal nañ fi Pape Demba ci turu Baba Ndiaye nga xamante ne bii mooy li ma koy tuddee mooy gorsi man moo boobu laa koy tuddee gorsi parce que nit la koo xamante ne kii wax dëgg yàlla yéemuwuma nag ndax bi ma waxtaanee ak moom mu wax ma ci waajuram rek laa xam ne yéemuwuma nit moom boo fekkee da nga téye sa waajur fonk ko rek yàlla mën na laa dimbali et puis noonu nii lañ la mën a yare ndaxte jafe na ci jamono biñ toll nga xamante ne bi yaa nekkoon président conseil nu tëddi départemental ñu ñëw ki la uutu nga mën a ñëw taxaw ne ko man kat dinaa la épauler ànd ak yow nangoo nekk directeur de campagne am wax dëgg yàlla gor pire mën loolu donc Baba comme ni ma koy waxee fu ma toll rek nag di la gën a fiis ñun amuñu lu dul Pape Demba amuñu lu dul Pape Demba moo ñu delloosiwaat daanaka ni ma ko mën a waxee ci ñu ñëw ci terrain politique bi pour liggéeyaat pour jàppale ko parce que am na avenir te xale la boo xamante ne bii loxoom set na bëgg-bëggam lépp ak yéeneem lépp mooy lu defar Kaolack bëgg-bëggam lépp mooy bëggul benn doomu aadama wala benn nit koo xamante ne kii rek kuy am souffrance fenn soxlawul loolu donc nag yàlla na ko yàlla jàppale comme ni ma ko waxee sànq rek yàlla na dafa def le président de la République Macky Sall bi muy tànn mu tànn ko moom ci département bi tànn ki nga xamante ne bii mooy Mamadou Ndiaye Rahma ci commune bi nit ñi xàmmee rek ak ràññee que ne militants yi fi toog ñu xàmmee ràññee que ne ñaar ñooñu rek le président tànn keneen ku fi wax keneen dañ laa tànn day wax li ko neex rek wala xaritu président la président bu doon tànn ñi mu tànn mooy ñii mu leer naa ñi ci bopp nit ñi donc daal di ñaan yàlla le soir du 23 yàlla nañu yàlla may ndam yaa ngi dégg ñu mën koo feete ci jàmm après jublu nag ci liggéeyu Kaolack ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla mën nañ ko yàlla defal wasalaamaaleykum wa rahmatulah